nduttu séeréeru Morolan séeréeru Daaru Alpha yéen ñi nga xamante ni ñëpp ñu bokk communauté suñu communauté nag mooy communauté séeréer nduttu nga xamante ne suñu maam dañ daan bañ musuñu nangu nooteel tey jii nag nooteel mu ngi teg suñu kaw te ñun duñ ko nangu ndax li tax suñu suuf ku ko jël ci ñun jël nga suñu dund jël nga suñu vie gasal nga ñu bàmmeel suul nga ñu ci biir 221 hectares la Maguette Ndiaye ñëw jël jox ko Filifili maire Notto Gouye Diama Filifili moom mooy kan mooy ki amoon problème bi Kër Moussé mooy ki nga xamante ne moo amoon problème bi Sébi mooy ki nga xamante ne moom la gars yi marché woon foofu parce que dafa jël lu mat 680 hectares mu ne titre foncier la ay villageois yoo nga xamante ne dëkk nañ fa pendant des siècles seeni maam dëkk fa mu xëy mee di jour mu ne danañ fay jolli gars yi ñëw dàq ko foofu mu daw daal di teeree ci Notto Gouye Diama Maguette nag moom xetu xaalis bi waa ji yor xeeñ ko mu dem daal di ñëw fexe ba nax ay nit baykat xam nga ne am na ñi nga xamante ni xëy na seen jàng demeewul noonu tiital leen ne leen ni waa ji dafa am doole kat boo ko délibéré wul sa suuf boo ko jaayee sa suuf da nga ñàkk léegi ñooñu nag ci loolu ñu jaxasoo ñenn ñi ne balaa maa ñàkk de xaaral ma dem am ay quelque laa wax quelques individualités ñu dem wax ak ñoom ñii ñu jox leen ay 1,5 million su ko defee nga xool boo ko nattee 1,5 million mooy hectare 150 francs mètre carré ñooñu daal di ñëw léegi moom mu toog ci sur la base de ça mu am prétexte daal di ne damay délibéré mu dem nax conseiller xamuñu sax nu mu demee xamuñu sax lan moo loon deal bi léegi mu nax leen ñu délibéré sous préfet moom tamit moom mu approuvé ñu demaat encore mu délibéré sous préfet approuvé léegi sous préfet bi affaire bi takkee ba nit gars yi villageois yi dem foofu jël seen jaas yi dégg ni caterpillar yaa ngay maasale foofu villageois yi daal di ñëw jël seen jaas yi ñëw yàllaa def ndimbal sinon bakkan dana fa rot si la sous préfet intervenir daal di ne seete activités yi ñu dem waxtaan ak Maguette jël pistolet ne day rey deuxième adjoint maire ndax deuxième adjoint maire bi moom Daaru Alpha la dëkk séeréer la ay maamam dañoo am ci suuf si moom dafa musul d'accord pour ñu jaay suuf si dafa ne nañ def convention turu convention boobu Maguette mënu ko dégg convention mooy ñu waxtaan léegi naar bi dafa am koom-koomam ñun dañoo am suñu suuf ñu waxtaan ba xool ci yan anam la ñuy liggéey ku ci nekk mën cee gis boppam nga gañe kii gañe naar bi nag ne bu ma loolu dama bëgg léegi suuf su nga xamante ni dañ koy jaay man dama bëgg a jënd mais li tax muy jënd c'est parce que gis nga foofu noonu depuis un siècle découvrir nañ fa gisement de gaz mu ngi foofu teen yaa ngi foofu am na usine de gaz sax bu nekk foofu ndax usine de gaz bu mu ñëwee foofu clôturé wul de ba xam ne fii toolu paysans yi la moom bi mu ñëwee nag clôturé na ndaxte la mu bëgg mooy le sol et maintenant le sous-sol sol bi ak sous-sol bi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg xam nañu nan la ñuy gérer collectivité locale léegi nag tout recours yi xam nañu fan la ñuy jaar saisir nañu sous-préfet nag léegi danañu dem ba cour suprême dañ dem ba président de la république sous-préfet bu Pambal saisir nañ ko moom jox nañ ko mémorandum bi xamal nañ ko historique affaire ku bees moo ñëwaat actuellement ndong la tudd monsieur Ndong léegi nag ñun xam nañu fan la ñuy jaar dañuy wax ni président de la république ñu ngi lay interpeller ñun ay baykat lañ de yaakaaruñu dul suuf si bu jógee suñu loxo ñun dee nañu te suuf si communauté la du Daaru Alpha Paxam Kuy la Morolan la Gawut la toute une communauté la bu fulum xay dagga dégg nga Kolobaan tàngoor bii dégg jege Cees noonu ñëpp bokk nañ suuf si ñun nag suñu suuf dañ ko bëgg ñun kenn duñu ko liggéeyal ñoo koy liggéeyal suñu bopp jaay ñu ko tey jaay ñu ko ëllëg ndax am na ñoo xamante sax amoon nañ délibération maire bi ñoo délibéré ci kaw délibération yi loolu c'est illégal. maa ngi tudd Imam Abdoulaye Mbengue bu Daaru Alpha ñu ngi juddoo fii ci Daaru Alpha suñuy waajur fi lañ juddoo màgg fi suuf si ñuy wax tey nii ñun fi lañ juddoo te ñun xam ñu dara na bay suuf si tey nag ñëw nañu Maguette li sëriñ Alpha wax sànq rek Maguette bu fekkee ni mooy suñu kilifa ak mu neex ñu mu naqari suñu kilifa la ndax ñun ñoo ko woteel pour mu toog nekk ci comité rural bi kon bu fekkee dañ ko woteel mu nekk ci comité rural bi war na mën commune bi war na mën xool suñu intérêt mais bi ñu waxee suuf si ba tey ba fii ñuy taxaw amul benn bis mu Maguette ñëw fii woo waa Daaru Alpha wax ak waa Daaru Alpha amul wax nañu ni ñun dañuy bëgg ñu def convention boo xam ne ñun ñi am ci mu am ci naar bi am ci loolu nag ñun amuñu ci tey gars yi ñu jaay ñu par force suñu tool yëpp maasale nañu am na ñoo xam ne am nañu ay mango am nañu ay darkase am nañu lu ne mais tey dañu jël 4 plan bi maap tool yëpp tas ko am na ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw site bi dañuy jël barrières yi teg ci seen diggu tool amuñu fi ñuy demee tool man mi am naa tool boo xam ne am naa fa lu ma 200 mango mais fi depuis daaw ba léegi mënu fa dem ba mango yëpp dafa dee. Oustaz Mbëñ tamit kazalika naka noonu am na suñu paa bi mag ci dëkk bi tey muy Baye Mbaye Daawdo toolam comme noonu tey gars yi maap nañu ko am na maire Koñe bu nekk fii toolam gars yi ñëpp tas nañu ko
parce que gerte yi bi dañuy dugg ci àll bi yàq toolu nit ñi ñun nag amuñu dara lu na bay ñun amuñu dara parce que su fekkee suñu bàyyi dañu jaay tool ñun duñu ko fi fekk sa bàyyi bu la bàyyee ndono war nga ko mën a bàyyil say doom war nga mën a defaral say doom pour ñu taxaw kon li ñuy wax mooy ñun ñëpp ñun ñoo bokk ndey ak ñoo bàyyi tool yi ñun ak chrétiens yi ñun ñoo ko bokk waa Morolan yi bari na ci site bi trop mais ñu xëy maasale lépp ñun nit ñi kaay leen jël seen xaalis ku jël sa xaalis nga ñàkk man su fekkee aw ma dépasse sama kër ñu woo ma kaay jël 1 million te mosuma koo jàpp lan laay def loolu problème boobu mooy li nga xam ne moo ñu sonal. amul diisoo amul mosuñu ñëw fii magay fii la ñu doon riña benn yoon ñi nga xam ne ñoo yoroon affaire bi ñoo ñëw fu ñëwoon waxtaan ak ñun keroog la ñu leen wax ne ñun d'accord ñu pour jaay bi su fekkee ne magay nañu def convention boo xamante ne bi ñu luye ko bu fi liggéey ay at mu dem bàyyi ñu suñu suuf léegi loolu amul ba tey magay taxawul fii waxtaan ak population Darou Alpha amul fili taxaw fi dem nañu ba préfecture keroog Assane Ndiaye mu ngi bokk mu waxoon na ne man dinaa fexe pour ngeen waxtaan ak Filifili mu ñëw fi ngeen waxtaan mais loolu amul sous préfet ñëw nañu fii ci waxtaanu gàmmu gi sous préfet Pambal muy bàyyi la baax keroog bu mu ñëwee fii ñu expliqué ko camp bi def ni loolu mënul am mu ni deuxième maire bi mu ni kon na ngeen arrêté liggéey bi ba ñu waxtaan mu wax ñu def délégation dem Pambal waxtaan ak moom mu ni delloo leen ci maire bi keroog bi ñu demee ci maire bi keroog la ma ngay génn fetal ni day rey Serigne Alpha ni Serigne Alpha day génn ci këram waaw parce que ñun nag Serigne Alpha bu fekkee dafa ànd ak magay population ndutta yëpp moo tax. Abdoulaye Ndoye Ciss victime laa nekk ci site bi pourquoi parce que man dama fa am tool boo xamante ni bii dama ko doon exploité ma amoon ci sama délibération comme tant d'autres personnes ñu ñëw un bon jour do président commission domaniale buy ñëw ci man di ma laaj lan la woo naa ko 4 fois nekk pour que mu ñëw ci site bi xool li fa nekk mënul nekk kon victime laa ci biir parce que dañ ma agressé bu ñu ma agressé ni ñu ma agressé noonu la ñu agressé ñeneen ñi parce que am na ñu ci bari ñoo xamante ni bi dañu am si ay délibération Maguette Ndiaye la mu teg dama wax ni que c'est un illettré Maguette Ndiaye dafa xamul ndax nit booy dem dara te nit ñi commune bi nit ñi fal la bu fekkente ni fal la ñu yow da nga leen war a protéger waaye mënuloo jël alal ndax sa bët tegul lu dul na ci alal nga yëkkati nit indi ay maletu xaalis rek nga topp ci ginnaawam di yagar-yagari bu fekkonte ni c'est un responsable dafay déplacé wu ñëw fii ndax ku ñu fal waroo rëy nga déplacé wu ñëw boo ñëwee ci biir nit ñi nga laaj leen lan la ñu soxla ñu wax leen adjoint au maire wax na ko léegi mais président commission domaniale naka ngay délibéré loo xamante ni bi yow xamuloo site ba nan la mosoo fa teg sa tànk kon nag sont des illettrés ñoo xamante ni bii nag ay illettrés la ñu mënuñu ñoo jiite parce que yow da ngay agressé nit ñi naar bi bu ñu agressé c'est parce que c'est grâce à lui